Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, amis fidèles et téléspectateurs de la Kifne TV, très chers internautes ñi nga xamante ni nee naa la maa ngi leen di bëggee di leen kontaane waat bu baax a baax tey nag dañoo ñëw si benn journée bu spécial boo xamante ni sunu weekend spécial laa ko tuddee nee naa la mooy sunu weekend sama weekend di seen weekend aussi jëlal li ma sañse d'abord mu wax la tey lan mooy doon programme bi waa gis nga tarkala macha allah nee naa la je suis le prince héritier des animateurs et présentateurs du Sénégal quand c'est important c'est la Kifne TV télé ki fi nekk te nag dañuy daal di def benn tour bu spécial rek nga jël sama oto bu yenj bii nga xamante ne moom nar a yóbbu ñu daal di def tour bi spécial fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moo di actualité fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moo di doxal réew mi fas yéene waxtaanee li nga xamante ni mooy def buzz si biir réew mi léegi nag comme niñ ko daal di defee dañuy daal di dox ndànk daal di dugg ndànk bu ko defee tey actualité yi leen di xaar dina yemb lool actualité yu dóob des actualités exceptionnelles yi nga xamante ne man mii di DJ Binga l'animateur de la Kifne TV di télé ki fi nekk maa leen ko nar a présenté tey bu ko defee dañuy daal di dox ndànk rek coy la ma sañse cam xoolal ma lii tarkaa la nee naa la ku ko mën a ka koy jéem musul doon benn nee naa la saa su ne Kifne TV dafa ñëw rien que pour proposer leen des journées très spéciales des journées yi nga xamante ne nee naa la seen weekend moo koy enrichir di sama weekend di sunu weekend di seen weekend aussi xam naa ne ku si nekk yaa ngi toog sa saal daal di teg sa ataaya yox sa gerte caaf ci suuf di xool di yeey nu mu la neexee man nag nee naa la sama boisson laay teg yeeg sama oto ndànk fas yéene def lu dóoba macha allah. Alors comme je vous l'avais dit tantôt mes très chers internautes les amis fidèles et téléspectateurs de la Kifne TV nee naa la mooy télé ki fi nekk seen émission sunu weekend sama weekend di seen weekend aussi à chaque fois ngeen xamee ko si benn plan rek te dañu ñëw génn fu doy waar dañu ñëw génn fu spécial te nag dama daal di def benn doxantu bu ndaw fas yéene doxantu tuuti dugg si dëkk bi fas yéene leen jox les meilleurs de l'actualité les actualités du moment yi nga xamante ni ñooy def buzz au Sénégal les meilleurs hits du moment di leen wax ni vidéo yu gën a dugal yu gën a exceptionnel sur la Kifne TV ngeen koy amee seen émission sunu weekend bu ko daal di defee rek dañuy daal di dugg si li nga xamante ni moo di actu people bi gars yi nag ñu ngi may tooñ ñeneen ma saa yu mu ñëwee fu saf sàpp laay génnee saa yu mu ñëwee damay génne loo xamante ni ñëpp a koy coow te nag dañuy daal di ànd ak tristesse di leen wax ni que ni li xew metti na lool parce que aussi ñu ñëpp ay jullit lañ te bu sa mbokk jullit wàññee ko doo ko ñaanal lu dul su yàlla suñu borom mu yërëm ko te xaree ko àjjana te dafa nekk une personne spéciale une grande dame une dame de valeur une dame qui a de la caractère ainsi que de la personnalité en elle nekk tiktokeuse boo xamante ne siiw na trop elle se nomme Codou Fall gis nañ ni temps yële passé la daal di wàññeeku la ko daal di suñu borom wàññi si la génn àdduna mu doon nouvelle boo xamante ne waa tiktok bi yëpp muy monde suñu mbokk internet yëpp aussi triste nañ trop di ko dalee si YouTube bi Facebook bi Twitter bi chaque fois ñu ngi gis ay posts yoo xamante ne mi ngi ko daan def nekk nit koo xamante ni nee naa si TikTokam daañu yedde lu bëri mais dafa am benn affaire bu xew aussi loo xamante ni dañ koy ñaawlu le pays va mal le Sénégal va mal aussi parce que gis nañu lu saa yu dara xewee rek nga dégg voyante di génn ñi nga xamante ni ñoo di seetkat yi dañuy génn di wax gis nañ si benn seetkat bu génn ne carrément dafa prédire woon deewu jàmbur di leen wax ni que nit ki munoo wax ni kii dafay dee parce que loo xamante ni xewagul yàlla suñu borom rek moo ko xam te yàlla rek moo mun a ne day am mu am bu bëggul mu am aussi du am na loo xam ne nag suñu valeur ak suñu culture waruñu koo may parce que on appelle le Sénégal le pays de la teranga Sénégal mooy pays de la teranga donc ñun si culture la ñu xamee ak ci yar xamee wuñu ci ay fen wala ci ay affaire yu ñàkk fayda donc nit ki looy def aussi dafa war a am valeur looy def loo xamante ni da nga si war a am personnalité ba à chaque fois lu ñuy gis ni seetkat yi di génn di wax naan tiktokeur bi day dee di annoncé ay deewu jàmm dafa nekk loo xamante ni dañ koy ñaawlu torop mu nekk loo xamante ni rafetul ñu ngi koy jaale nag képp ki nga xamante ni mbokkam nga di ko jaale ñi nga xamante ni ñoo di waa këram di leen wax ni rek àdduna nii la demal maa ngi ñëw la bien vrai que metti na torop ci xale bu ndaw moomin yàlla suñu borom teel la jël mais dafa nekk loo xamante ni aussi nee naa la bu borom bi soxlaa ñun dañuy ñàkk macha allah buñ fa daal di jógee dañuy dem sur un événement de taille actualité boo xamante ne instant bii nii ku nekk a ngi bëgg a xam lu xew ku nekk a ngi bëgg a xam lan moo xew si ci ciy wax yëpp la plupart amuñ dara lu leen leer amuñ si dara loo xamante ni mun nañu wax concrètement que ni lii la tey nag votre animateur préféré
nee naa le prince héritier des animateurs présentateurs du Sénégal man la de bàkkuma sama bopp ndax nit ku nekk da nga koy nangu li ko yàlla defal te yàlla daf maa bind nag def si man xorom gu saf sàpp te fu ma dem damay wis bàyyi fa trace loolu la yàlla def. dañuy ñëw si divorce bi nga xamante ni moo xew entre Momo Wade avec sa femme Ndeye Soxna Sonko yéen a ngi doon dégg temps yële passé at ma le passé la ñu marié woon yàggul dara ñu daal di am benn doom daal di am benn bant yàlla suñu borom jox leen benn bant yàggul dara aussi ñu dégg ni couple bi day waaj a tas day tas wala day waaj a tas ah loolu daal xanaa ñu interviewé leen rek ñu mën leen wax lu si leer toute façon ñoom dinañ leen gisi ji dinañ mën a xam lan moo xew exactement mais d'après ku si nekk sa sortie aussi gis nañ ni carrément que ni kii di Momo Wade jabar ji moo ko daal di demander li nga xamante ni mooy divorce la cause n'est d'autre que ni ki nga xamante ni moo di Momo Wade dafa amoon benn exam koo xamante ni ami d'enfance am la woon muy Awa Balde nag ku ko xamee ko si Wally Ballago Seck ma Yacine may sa bige maar kenn du faramaaren boobu maa ngi koy nuyu de passage ku ko xamee ko si Wally Ballago Seck ndax yàgg nañ koo gis si ay seenam d'ailleurs sax mën naa ne ñoom ñaar seen rencontre foofu la commencé foofu lañ daal di daje daal di gisante léegi ki nga xamante ni moo di jabaram di Ndeye Soxna Sonko day soupçonné ki nga xamante ni moo di Momo Wade si lan maanaam ba léegi nii mi ngi continuer di génn ak moom ba léegi ñu ngi continuer di envoyer ay message obscène ba mu daal di décider ni que mariage bi day daal di tasseem quoi man je me dis que ni Sénégal yenn jigéen ñi manque de personnalité ak de caractère day waral lu bëri parce que aussi un couple c'est à vie gis nga mariage bu ñu demee ba di ko sos wala ba di ko lal dafa nekk loo xamante ne ni c'est pas une décision qu'on prend pour un instant nii rek mariage c'est à vie te léegi showbiz bi dem na ba nga xamante ne nit ñi bu ñuy dugg si dara sax maanaam buzz bi moo leen ciy dugal gis nañ fi ay mariage 1 mois gis nañ fi ay mariage 2 mois ki ci mel ni Amina Poté nga xamante ne moom chaque semaine lay tas waaw maa wax loolu ragaluma ci dara chaque semaine lay tas loolu dafa ñaaw dafa nekk loo xamante ne dañ koy ñaawlu lool mu doon loo xamante ne nag nee naa leen affaire yi daal comme nuñ ko daal di waxee rek xam naa dañ leen di dem interview bu ko defee ñoom dinañ daal di mën a ñëw wax ñu carrément lan moo xew exactement bien vrai que ni gis nañ ni sax mujjuñ génn carrément di wax ci affaire bi puisque sénégalais moom chaque fois nee naa leen lu leen bëgg luy leer rek dañ leen di daal di andi le meilleur de l'information je le disais tantôt bu ko daal di defee dafa nekk loo xamante ni rek li xew ci réew mi moo doy waar rek dafa doy waar trop des fois am na yenn yoo xamante ni danga koy bëgg di wax sax mais sa fit du toog. Sénégal réew moo xamante ne la réew mu neex parce que fii nii nee naa la ambiance dong la ñuy dund dof lu nag dina la tax a siw mais nekk nit aussi lu baax la si doomu aadama parce que lu ne tey moo la koy mën a andil lépp loo gis yar moo la koy mën a andil lépp loo gis fonk say waajur moo la ko mën a andil ak respecter nit ñi bu ko defee dañuy daal di jàll si ki nga xamante ni moo di Assane Diouf xam naa ne tey dinaa bettu ñu bëree waaw dina leen bettu lool parce que même ni ngeen ko doon critiquer ak saaga yu mu doon def yëpp et tout ça ku nekk di wax naan kii est-ce que wér na kii est-ce que nit la mais moom mi ngi liggéey gis nañ ñi nga xamante ni yaa ngi koy defal jeune Pikinois yi te ñu ngi siy kontaan bu baax ni même bu nekkee ni des fois da ngay xaw a jaadu koñ parce que Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni yar lañu xam ak teggin ak ki mag ñu baax yi fi bàyyeekoo suñu maam Seydi Hadji Malick Sy ki nga xamante ni moo di maam Borom Touba ki nga xamante ni moo di Xalifu Laayeen ni ñooñu ñëpp nekk fi tey jii ngay nekk si réew mi di saaga am na yenn yoo xamante ni ça se fait pas en tant que mag en tant que père de famille en tant que oncle nga doon si koo xamante ni tey jii nii yow royukaay nga war a doon mais nag tey bésu mbégte la te tey dañoo war a kontaan ndax suñu instituteur national moo dem ba jël jabar kon loolu dañ koy kontaane loolu dafa nekk loo xamante ni nee naa information de taille la maa leen ko njëkk a jox bu fi kenn dem di saboter maa leen njëkk a jox information dafa nekk loo xamante ni c'est une information de taille nga xamante ni moo di Assane Diouf daal dina takk ñaareel. nee naa la léegi ñaareel xew dëkk bi koo dégg rek koo gis rek mu ne la ñaareel lay wër ñaareel yi daal xaw ma ñu ñuy takk ñaar mais ñaareel yi daal am nañ bës am na ko ne néew aawa day xeeñ saw waxuma ko loolu sama mbokk bongo man yaa ko mais tarkara macha allah di leen wax heure ménage que sëy bi li ngeen ci namm aussi yal na leen ko yàlla defal yal na yàlla barkeel xam nga
yàlla may leen durée bu long nag parce que gis nañ fii nii nit ku fi daal di siiw rek wala artiste bu fi daal di takk jabar rek du daal di yàgg au moment ngay def ñu gis fi divorce yi dafa nekk phénomène boo xamante ne léegi c'est récurrent. boo xamante ne aussi nee naa la c'est le pays de la teranga comme je le disais tantôt dañu am ay culture yoo xamante ne dañ ko la valoriser am suñu culture yoo xamante ne ni ëllëg bu ñu demee même à l'international di ko jaay nit ñi dañ ko war a mën a gis war a mën a roy si li nga xamante ni moo di Sénégal dafa nekk loo xamante ni pays bu tarkalla macha allah dafa am ñoo xamante ne ñooy nekk si biir di yàq rek mais di leen wax ni que ni mariage yi daal nañ ciy daal di farlu te daal di ciy def ndànk baax na ci torop bu ko daal di defee dañuy daal di jàll rek ci ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck mariasin may sa bige maar nee naa la kooku moo woy Serigne Babacar Sy Bakary dara maan aram loo Kumba Caam kenn du moom kenn du Wally Ballago Seck si ñun réew lu ne def na fi lu ne nag mais bi baa dafa andi benn affaire benn touche bi spécial boo xamante ni ànd seen mbéy si muy gintee nee na ma jàppal ma gintee te bu ko bàyyi gintee loolu daf may fecc man loolu daf may vibrer loolu dafa nekk loo xamante ni sonorité une première au Sénégal ñu gis ko surtout fecc katam gi kooku di Ina Sissoko di cousine si Ndeye Ndiaye Banaya nee naa la képp kuy lëmbal wala ngay yëngal ndigg da ngay daal di demee nee daal di pause daal di toog te xaar te xam ne ñooñu amuñu morom si mim réew surtout Ina Sissoko dañuy taxaw si moom tuuti parce que dañ ko daal di gis si benn soirée Wally mu daal di dem Vogue comme moom nee na Wally mooy dadeem mooy papam mooy artiste am di chanteur am mu ko daal di bëgge jour bi mu demoon Vogue nag commencé di fecc fa la ko Wally daal di gisee Faramareen bi xam nga xolam gu yaatu gi rek ak baax gi mu baax daal di ko jël mu koy feccal depuis lors ba léegi ñu gis elle fait des choses très extraordinaires di fecc lu neex di danse lu neex andi benn touche spéciale dem nañ ba ni sax moom mooy la meilleure danseuse du Sénégal te nag nekkul loo xamante ne ni danga koy daal di ñëw rek am ko ni sénégalais yaay wane lu war a tax mu daal di la tabb ci benn affaire te dafa wane loo xamante ni nee naa la macha allah bu ko defee Alaaji Ba comme ni nga ko taamu di defee nee naa la man monteur ci Sénégal yaa ma ci doy ndax tu es très très pétri de talent y a du talent y a du niveau au niveau bi football tool ay championnat Sénégal de yow yaa ngi Ligue des champions di ko rey te bu soobee yàlla yaa yëkkati coupe bi danga may daal di may vidéo Ina Sissoko rek gintee bi waaw gintee bi nga may daal di may waaw zumal ma lëmbal gi moom foor nag waaw nee naa man gintee gi damay daaj gintee moom ku ma ko ñamal damay daaj macha allah kon gis ngeen tey li lañ leen andiloon ci seen Actu People mais duma dem di fàtte mu ki nga xamante ni mooy suñu tata Vivi la reine du Jolof Band gis nañ clip bi macha allah audio bi moo njëkk a génn njëkk a def buzz mais clip bi dafa ñëw ne ko dooma musa raw benn yoon clip bi taar kaar la clip bi daal neex na neex goo xamante ne ni te dafa boole ñaari ñoo xamante ni franchement parler su ñuy wax ci wàllum sañse wàllum li nga xamante ni moo di aar duñu mun lu ñuy def muy Viviane ak kii nga xamante ni moo di Bass Thioung ba da nga may daal di ñamal tuuti rek mooy fu muy naan déggul ma xaw ma nu koy waxee noonu man xam nga man genre yooyu duma koy faral di déglu mais même foofu noonu tuuti rek ñu daal di xool clip bi ñu ko tourné taarkaa la affaire yi neex na lool ba même loolu ma ñëw waaye gis nga dañuy daal di jàll rek ci suñu thème du jour bi nag comme vous le savez on est au mois de mars et tout le mois de mars c'est pour la femme ñu jagleel ko jigéen ñi nga xamante ne ñooy suñuy yaay ñi nga xamante ne ñooy suñuy rakk nee naa la jigéen dañ ko war a valoriser dafa nekk loo xamante ni tey ci di fii nii ci Sénégal gis nañ ne jigéen dem nañ ba nga xam ne joxatuñ leen gëddëm mais loolu tamit est-ce que du valeur bu ñuy wane moo tax tey demandi comme thème la valeur de la femme sénégalaise dans la société africaine mu nekk loo xamante ni gis nañ ni aujourd'hui beaucoup de femmes lenn rek moo leen soxal mooy nekk ci réseaux sociaux yi di wane seen ay cër yaakaar ni loolu buzz la non di nga am buzz mais buzzu nit ñi lay gis di la sopp par say cër mais dina am ba fooy toll da nga war a xam ni que tu seras mère de famille tu seras marié et tu seras appelé à gérer ton foyer naka la ko say doom di gisee ñi nga xam ne ñooy say am di jàmm naka lañ koy gisee donc nit dama ni looy def rek na doon loo xamante ni lu baax la loo xamante ni
l'islam digle na ko. Et vous les femmes yéen ñun mënuñ am lu leen gën fii tey jii nii loo gis jigéen la dem nañ ba léegi sax financement yi école yi sax xale jigéen ñi ñooy jël première mu doon loo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mais seen comportement lenn rek la ñuy ñaawlu mooy li ngeen di def ci réseaux sociaux dafa doon loo xam ne rafetlu wuñ ko benn yoon. Une femme doit être valorisée, une femme doit avoir de la caractère, de la personnalité, une femme doit être présentable, une femme doit être digne, une femme doit être noble. Xoolal Mame Diarra Bousso xoolal Aline Sitoé Diatta dañoo combattre seen vie dañoo xeex pour la bonne valeur de la femme pour que ngeen am valeur bu baax am éducation bu baax. Aujourd'hui le meilleur que vous pouvez faire pour elle mooy ngeen fexee leen jàppale fexe rendre suñu société une société digne def suñu société de telle sorte que ni bu ñëwee ba Sénégal nañ ne on est au pays laïque. Bien vrai qu'il y a des musulmans il y a des chrétiens te loolu dafa nekk loo xamante ni muy dialogue islamo-chrétien bi ñëpp a ko respecté. Donc je vous dis une chose am na loo xamante ni dans un pays yéen a ko war a doxal yéen jigéen ñi. Financement yi état bi di jox kan la ko jox ko kenn ku dul jigéen parce que daf leen a bëgg a def ngeen doon ñoo xamante ne ni aujourd'hui société bi lu si bëri jigéen a koy doxal. Tey jii mère de famille yu bëri ñooy takk seeni ndigg jigéen ñoo yor kër yi jamono jii nii. Suñu mbokk góor yi nag góor a sonn parce que góor lu ne la ko yàlla di teg mais am na si ñoo xamante ne moom ñàkk nañ ñàkk fayda goo xamante ni ñoom daal tëdd nelaw ak yeewu di xool seen soxna yi di daal di liggéey rek loolu la ñuy bëgg. Dafa am loo xam ne dama leen ko dencaloon nag muy une petite surprise man ku ma xam ma si poésie ku ma xam ma si ton bi may andi mu 8 mars bi di journée mondiale de la femme je dirais même journée internationale interplanétaire de la femme ma daal di bindoon benn poème jagleel leen ko comme temps dafa amutoon et nee naa leen temps dafa cher léegi te dañu daal di woon xat-xat trop ndax dañu wowoon si événement bu ne pour ñu prester tey nag dama ñëw pour may leen lii xëy na bu ko ñenn ñi dégloo seen xol dina daal di féex seen xol dina daal di neex car je suis le jeune poète le plus jeune animateur du Sénégal comme je vous le disais tantôt le prince héritier des animateurs et présentateurs du Sénégal man la de du keneen maa lay may lii di ko may yow mi nga xamante ne yaay sama yaay yow mi nga xamante ne yaay sama rak di ko may bépp poète di ko may yow mi nga xamante ne yaay sama sœur yow mi nga xamante ne élève nga poème bi maa la ko bindal. Jigéen ñi nag ñoo tax may wax xam naa góor ñi di ngeen far mais garaaw maa ngi ñëw si yéen macha allah ndax góor a def lu kenn deful fii loo fi gis rek góor a def lu kenn deful. Poème bi nag dama ko tuddee femme noire femme africaine bu ko daal di defee xam naa ni yéen ñëpp kenn ku ci ne di nga ko daal di mën a jël daal di koy TikTok maa toog ba mu guddi xalaat sama xalaat bind ko ma ne leen ô femme de dignité de courage et d'honneur accepte que je m'agenouille sous tes pieds pour contempler cette créature divine dont tu exprimes la grandeur. Ce que tu veux, Dieu l'a voulu. Que ta volonté s'exprime. Dans les villes comme dans les campagnes, tu demeures la nourricière. En Afrique comme en Europe, tu es l'éclaireuse. Femme de ma sombre couleur, femme de ma contrainte. Songe à ce que je porte la lumineuse voix et accepte que je t'offre des paroles de perles que je ne saurais jamais modeler si ce n'est pour t'immortaliser. maa ngi koy may sama tante ji nekk fële ca France xam naa li may wax moo ma mën a dégg parce que Sénégal njaay léegi moom macha allah quand je suis français et j'en ai marre aussi bu ko defee mbokk yi très chers internautes amis fidèles et téléspectateurs de la Kifne TV télé ki fi nekk seen émission sunu weekend la woon sama weekend di seen weekend aussi mbégte ak contentement la ñuy àndal saa su ne di ànd ak yéen à chaque fois ngeen ñuy gunge gis nañ ni ngeen ñu taxawoo bu baax a baax di gërëm suñu sponsor officiel muy le restaurant 18 Safar kenn du yéen nee naa la fii ku fi lekk croissant lekk fi allumette lekk fi ay croissant jambon est-ce que xam ngeen ko sax Sénégal dafa bëri kaw-kaw de Ndakaaru njaay gii kaw-kaw yi dañ fee bëri ngeen jéggal ma ci kàddu gi nag ñun ñëpp ay kaw-kaw lañ yaa am gën a xam mais xam nga des fois da koy jaaj ñu leen di tooñ di leen xaw a piqué tuuti tey nag xam naa sañsa bi daal moom daal dinañ ko jël à l'opposé rek sànq jëloon nañ sañsa gi jarul ñuy waxaat ku fi jaar mais daal yi ki nga xamante ni moo di Al Amin Touz moo fi jaar ku ko soxla rek mën nga ma daal di message bu ko defee ma daal di la jox numéro Kifne TV télé ki fi nekk
jàpp te woo bàyyi ku ko jàpp télé namit ku ko bàyyi télé nee naa la c'est la télé des jeunes talents mooy télé ñi nga xamante ne ni cooy la muy joxe sama caméraman bi sant naa la gërëm naa la bu baax a baax merci.